and welcome to Social Media Influencers here on SS Media TV. I am your host, Anna Wainjai, for this exciting episode. We have got an incredible show lined up for you from social media trends and also the amazing people that are taking the digital world by storm. Today, I have with me Mr. Oh, yeah. Ali Job, commonly known as Deliver. Mr. Ali Job is a content creator, a businessman living in Myanmar. He is a graduate of Carnifing East. With an incredible flame and a unique approach to connection, we will be talking all about their journey, the challenges they faced. Mr. Ali Job, you're welcome. Thank you so much. Greetings to each and everyone. Again, Gambia. The new small coin, small boy, everybody, and the viewers too. And the New York Anna, they appreciate gesture bitrop. Yeah. Thank you so much, Mr. Ali Job, and once again, you are welcome to the show. Can you tell us more about your background that I didn't capture while introducing you, please? Okay. I go by the name Ali Job, commonly known as Deliver, as you said. Okay. A content creator, live in Nema, and like, can I say it? I was born in the Gambia, born and raised in the Gambia rather. Yeah. Graduated from Carnifing East Senior Secondary School, businessman. That's all. Thank you very much, Mr. Deliver. So, as you were seeing in your TikTok videos, you are really making waves in the social media industry. You are known not only in the Gambia, but also outside. So we want to know, how did all of this start? How did Ali Job become Deliver? Where did the inspiration come from? Before being a content creator, like I was an artist before. Or I can say I'm still an artist. Okay. But like, let me even say this in one of, like, lutah sweet to be a content creator. Like, jige with si man. Yep si boy la jige. Man boy yama motivate pour ma dem nekk a content creator, create contents, like gis nañ talent bobu non si man. Do maa ngi nekkoon artist di push, you know, like defal yëpp suma bopp. Waaye man tam dem naa ba si kanam ma gis ne being an artist in the Gambia or an upcoming artist in the Gambia easy wood, because danga face a lot of challenges in terms of promotion and others. I understand. So ma gis ne waaw, why not comme boy luñ ma wax nii ma def ko. Mais su ma demee ba am lu ma bëgga ma boole ñaar yëpp nga xam ne yëpp naa ko mën a defal suma bopp, du ma nit di dem feneen di uti ku ma jàppale ak yooyu noonu. So loolu moo asili yëpp. Okay, so you actually wanted to make a difference, and that's why you left music and also came to content creation. Exactly. Thank you very much. So we have also seen that you are primarily focused on TikTok, but you also have IG, you also have Instagram. So why are you focused mostly on TikTok than other social media platforms? Being on TikTok is my hobby, and like my IG is not that much strong as like the TikTok page and Facebook too. Because man moom suma focus yëpp is on TikTok. Man I wanna like man dama bëgga dem ba suma TikTok account be strong. Waaw ma soog a focus on IG, Twitter. Ama sax Twitter. Yeah, man suma focus yëpp is on TikTok. Because gis naa ne motivation bi foofee di gën a jógee. Yeah. Danga toog publier benn vidéo sax ñii di la text email, di la text di la ñaanal. Xam nga te gis naa am na maire yoo xam ne maire ñu la ñaanal noonu, like ñun ñëpp focusing on IG or Facebook. So seen focus yëpp is on TikTok. Gis nañ ne buy time bi moo nekk di gën a bëri si Gambie bi te Gambien si moom lañ nekk di gën a follow. So moo tax man focus on TikTok right now. Yeah. Okay, you have mentioned that people text you on TikTok, especially the comments. So coming back to that, how do you deal with the positive comments that you get on TikTok, like people that are praising you, hyping you, keep going, and what you're doing is good? So how do you deal with them? Motivates me a lot. Like danga gis yenn mère ñoo xam ne mut nañ la yaay, understand, yenn sister, yenn uncle di comment loolu def mu ngi nice. Xam nga danga ma dee reetaan loo yaa nekk suma garab, something like that. So xam nga my anti stress, xam nga
So those motivation, like those positive comments moom moo di motivate ba nga xam ne su ma waroon a xam nga step back sax I won't do it due to those positive comments. So moo tax ma keep pushing, keep up the momentum xam nga ba yàlla asili nii tey, and I hope ne inshallah affaire si di am fii nii. Yeah. As we all know that content creation is not easy. The way you're getting positive comments is the same way you get negative comments. As others are telling you, keep pushing, keep going. Others are telling you, stop it, you don't belong here. So how do you deal with those ones as well? Just bear it and know that like maybe ñoom noonu lañ ko gisee. Waaw fii loo gis rek am na positive ak negative. So kii lu mu ko gisee ba appreciate ko, keneen noonu la ko gisee ba di la ñàkkal fayda. Man bu ma starté ñu bëri dañ ma si doon mook sax léegi jóge nga si artiste dem nga ne léegi TikTok yaa ngi understand. So waaye yooyu yëpp xam nga ma gis ne lii yooyu sax even yooyu noonu sax those negative comments sax they motivate me. Yeah, because da nga gis ne like ñuy toog di comment negative comments yooyu noonu dafa tax nga gën a toog xoolaat yow sa mistakes si nga ne waa léegi ba ma jàngewaat si lii nii defaat lii ak lii and bring more new things. Yeah. So coming on more new things, we have seen that on your TikTok you have a lot of interesting content from acting. You also do sometimes you do rap, and sometimes also you do zikr as well, because you have a melodious voice. So how do you come up with these new ideas? How do you sit down and go, okay, we're going to be acting this today, okay, I'm going to be doing this today? How do you come up with these different ideas that actually make your followers more follow you, and like also advise others to follow you as well? To be honest, just to tell you the truth, like man, I don't even know how it comes. Wallahi. Even tay, like so you take this part, like you're gonna act this, like example, nga act really gay tay. Instant man suma help man mu ngi toga wow. Yeah. Mu ngi toga gay. Fat legi so tay nga tek camera rek dama ko act. So you tay nga act really silly. Even suma toge rek suma help man act na really silly. Man how ma sax naka la de idea bi ñëw, to be honest. Man suma bop man dama jaxal suma bop tok les of ñeneen yi. So you can say that it's a gift. Yeah, it's a gift. It's a natural talent. It's a natural talent. Okay, thank you very much. Okay, so I also want to ask, do you have a specific routine and schedule on how you post your videos of different contexts? You be like, okay, Monday I'm posting this, Tuesday I'll post this? No. Okay. Man, dama de like, suma gisee ne like these people, ñu ngi focus si content bi nii. Dama de more into that content. Yeah. Waaye suma ne ba gis ne tamit xam nga, to be honest nag Gambia lañ nekk. But ñu am sa yeneen morom yoo xam ne like nañ TikTok bi, like nañ being a content creator, but idea bi nekkut fa. Yeah. And the creating contents nekkut fa. So dañ dee gis ne like yow léegi da nga toog nga create benn content, example like suma first content Gambia in 2035. Gis na content boobu noonu ñu doon dem ba ñeneen ñi di ko jël. So man immediately suma toogee ma gis ñeneen nit yëpp ñu ngi lifin façon content boobu rek dama dee switch to another content ma bàyyee leen ko. You understand? Wow, man noonu laa dee lifin waaye comme toog na Monday dama post yi, Tuesday dama post yi, non. Okay. Man even su nekkut Ramadan man on Monday, Tuesday, Wednesday, even Wednesday du ma dee post dara. Ma bàyyi ba weekend nga xam ne nit yi yow weekend nga dee gën a am more time, more leisure time pour toog nekk sa phone ak yooyu noonu. Time boobu laa dee post. Wow. Okay, thank you very much for that. So the next question is, how do you balance staying true to yourself with creating content that aligns with your audience's expectations? Loolu moom like mën naa wax ne loolu dafa depend si ñoom. Waaw man moom to be honest dëgg rek laa la man even if I post a video they will be like, oh this is educative, dafa funny, mu ngi jàngale, this is not right, bring it down. Exactly. So yooyu laa dee topp rek man comment si laa dee topp rek di moo comment si nu gën a bëri rek. Man tey soo toogoon suma video ma post like a funny video nga comment nga ne ma sikar nga bëgg sax dama reply so that comment ma sikaral. Wow. Yeah. So comment noonu suma sikaree nga comment nga ne ma dama bëgg nga wóyal ma sax nga rabal ma dama reply to that comment ma rabal. Waaw man my followers are my everything. Man yéen suma followers yi ñuy suma lépp, man suma followers lu bëgg rek loolu lay def. Wow. So you all hear that. Believer love all of you out there. Yes. So keep liking, keep subscribing. Okay, so what do you think are the key factors that make an influencer successful on social media today? I can say like it's even si nekkee like financially ñu teg ko aside
but like you are educating people yaa ngi eete yaa ngi ak loo xam ne da nga toog exemple like nga toog nga gis nit toog fale explain a very 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 sad story yow so instead of nga add ko in a tragic way in a tragedy way nga ñëw add ko in a comedy way you understand so parce que gis naa ne nit yi si loolu lañ gën a focus si man tooguñ di xool ne Deliver waaw daf dee add something tragedy non tooguñ di xool loolu always ñoo gis comedy lañ dee gis so tey su ma la bëggee educate man through my contents dama create a content boo xam ne dafa am comedy at the same time yow di nga si jànge you learn something from it so moo tax man always loolu laa dee bëgg a try always dama dee try ne like waaw bàyyi ma def lii even su nekkee awma si dara sax dama dee jël affaire finance yëpp ma paak ko aside doo su ñëwee dina ma si fekka su ñëwut tam wasalaam waaye man naa def loo xam ne dina ee nit yi dina tax like Gambie bi yëpp youth si Gambie bi ñu awaya si lii nii comme exemple like ma jox la even Gambie in 2035 foofu noonu ñu bari ñu ngi foog ne awa lii kii dafa nekk di sub lii just pour comedy ak yooyu noonu but not only that gis naa ne tamit comme exemple yow loo daan jëndee in 10 years back loo daan jëndee $5 léegi 20 la or more good so moo tax ma jël léegi ñu ngi 2025 léegi in 10 years si kanam tamit waaw noonu la moo mel rek moo tax ma day jël in Gambia 2035 exactly inflation baa ñu nekk living so moo tax so man dama di make sure ne always like nit yi nañ jàngee si man always. So in order to be a good content creator, you should not only focus on entertainment, but you should also focus on, helping your nation, making youth aware of the harmful things and the things that, will actually benefit them in life. Exactly. Okay. And it should go like that too. My advice to more of me content creators here, like, let's not only focus on like entertaining, make people laugh and do, but like, nañ ko mix. Wow, nañ mix on it. Lépp lu ñoo def rek na public bi jàngee si sa audience nañ try ba nañ reetaan nañ kontaan ba pare waaye nag nañ jàng si lii nii waaw because xam nga soo toogee exemple yaa ngi am 100,000 followers di am 200,000 views or 1 million views yow nekkaatuloo koo xam ne da nga war a noppi da ngaa wax su nekkee da ngaa wax in a comedy way su nekkee da ngaa toog nga wax nit yi déglu la waaye yow exemple yow boo xam ne mun nga wax waaye soo waxee nit yi duñ la dégga ak man boo xam ne mun naa I can use my platform and say whatever I want to say like man ak yow duñ nekk benn kon su ma wax bi fu mu àgga yow sa bës du fa àgga waaw so ñun content creators yëpp war nañoo bàyyi xel si loolu noonu waaw ñun nekkut ne dañoo make people laugh kese ñun dañoo jàngale ñun we are here to educate people waaw in different aspects nag in life. Yeah. Sure. Thank you very much for that. So moving on to the next question. So as a content creator, it's not easy, and we all know that in every journey you have a hardship. So what were the most challenges you faced when you started as a content creator? To be honest, I can't tell you like I don't face any challenge. Yeah. Journey is not easy. Yeah, every journey is rough. And so in case see you and be. Like there are a lot of adversities yoo xam ne ne nekk sa kanam yoo xam ne danga ko face you understand example like nit yi di la text feli ne li kii dafa ñàkk fayda xam nga because immediately nga nekk si TikTok man tey soo toogee exemple ni ma sonee nii ñu bëri dina leen jaaxal kon ñu la mel like kii dem na school he's a graduate man musuma xam lii juuto yow tey su ma ñëwee bokkut ak su ma ñëwee toog caméra taxaw feli ne li bii taxaw feli taxawal mic ma sol suma mbubi acteur bi war a ñëw ak boobu noonu da nga bay gis beneen kanam si man because loolu liggéey baa ko laaj you understand soo toogee tamit nga gis ma si biti maa ngi sol yëre yu set nekk ko cool di wax normal daf laa jaaxal you understand so immediately nga gis ma si yëre boobu noonu dóor suma xaftaan nekk dóor suma bonnet caméra bi tiima ma dóor post ko suma media da nga kii dafa ñàkk fayda kii dafa fulis nii naa ne you understand fekk xamuñ ne yow businessman bu dem toog sa place di liggéey di jaay ku toog office am di liggéey man tam noonu laa amee suma liggéey si suma plateforme da fii am na ñu bëri ñoo xam ne content creators yaa ngi ëpp xaalis fii nii even ñoo xam ne ñu ngi liggéey si government even su nekkul si Gambia bi but outside so ñun loolu noonu ñu def ko suñ passion ñu nit ne like
ñun we are fools or any other thing loolu loo xam ne nit dañ ko dee xeelaat so loolu like challenge la loo xam ne yaa ngi ko dee fiir so immediately soo demee ba génn benn stage boo xam ne like yaa ngay génn 25,000 followers yaa ngi romb nit di la oyontu fële hey Deliver na nga def loolu def daf man ne xam nga exemple da nga fiir si yu noonu yaa understand so man tey su ma la romboon rek Deliver billaay man sa fan la man dama la like loolu rek daf dee tax man du ma bàyyi loolu kese daf dee tax man du ma bàyyi so su ma amee benn boobu noonu 10 people suñu toogee fële ne kii dafa ñàkk fayda sax du ma ko dégg just because of benn nit bu toog mu ne dama la like loolu def dafa you talked about a fan your fans as well. So I know you have not overcome all the challenges, but I'm sure most that beginners face, you have overcome them. So now that you are recognized, like people that see you be like, oh, that is Deliver. Can I have a signature? Stuff like that. Can we have a picture? So how do you manage this fame? Like when you go out, how do you manage this fame with your fans? At the beginning, come time bubu nono, ngam ne mangi amantu I follow si ndaw ni nganele. So toge magis nit maromba rek nga digan nit mu ne Deliver. Man dafa la ni man dari tan daf ma lay japp man sama war lu daf di fone ak man man dama di tok di proud lu man tay dama romb ki mu xam nga way legi is normal man legi man suma romb man nga tok di ma hol hol yu bari sama dama la nuyu because maybe yangi am pride o yangi yang rusa o ki xamé na ko de way ma hol bu do xamné ma hol xamé na ko to nuyu lo man dama ñu mu nuyu la nga def I understand so loolu rek am na lu mu def ci sa xol bi ne waay kii loolu ma di ma nuyu dama nuyu ma ko sax waaw next time soo ma gisee di nga bëgg a approach man noonu laa mel man su ma la rombe nga xool ma xool yu bëri rek dama laa nuyu because dama xam ne ak kii sama fan la mi bi daf ma rusa o arma nuyu so loolu rek am na mbëggeel bu mu def yow I understand it's normal nit yi romb la nii naa ne lee xam nga Deliver dama la like loolu daf ma dee gën a motivate I swear to God billahi daf ma dee gën a motivate so as a social media influencer and a content creator, as fame is coming and as your followers are increasing, businesses will also start collaborating with you to make content and stuff like that. So how do you see Gambian businesses actually coming together with social media influencers to promote their business? It's a nice thing though, because like don't you only focus on TikTok or IG or any other app boo xam ne yow foofu nga nekk di lifini foofu nga nekk di creater sa content you understand like loo mën a def pour mu jàppale la pour nga am like financially nga mën a support sa boppa because loo gis beneen du yomba nga gis beneen nit jigee fële ne ñu jël 1000 spend ko si yow nga gis ne ñun Gambia ñun dañ dee dimbali ko aga ba pare kooku lañ dee jëma ñëw ñu ne léegi ñu ngi spend si yow pour mën laa jàppale you understand so waaye di moo yaa ngi ko grind si suuf nit yi bu bëri ñu ñëw ñu ne bàyyi ñu ñëw ñu jàppale kii nii because gis nañ talent bi si moom gis nañ lii ak si moom gis nañ lii si moom non you understand ba dañ laa bàyyi ba nga àggat a certain level nga xam ne ñoom su ñëwee doo dinañ invest si yow but loolu dinañ gain something from you you understand so time boobu la ñu di ñëw so yow as a content creator moo war nga am sa business bu ndaw boo xam ne di nga fa mën a try di côté ba mën a sustain sa bopp ak sa famille you understand good so pour nga mën a financially nga mën a support sa bopp tam daf si baax so you yourself as a content creator, how do you manage with partnership and collaborations with businesses? Alhamdulillah, I'm managing my own business and things are going like I can't say it's going 100%, but even if it's 25%, thanks to Allah. Alhamdulillah. Okay, coming up, I've also watched one of your posts on TikTok. I think many people know that you have won a giveaway from Abu and Fafa. Sure. So how did you feel about that? I was more than excited. Shout out to Abu and Fafa. Sure, shout out to them. Abu and Fafa. I can say like so you say followers here maybe 35%. It's because of quality videos. Sure. Can you leave Abu and Fafa Wow. I can say this again. Billahi, like benn bés dama toog fii suma phone bi mu di maa ngi tëddee nii nelaw ma to xool nii ma ne oh my god ma xam ne lii su nekkoon man kese la to be honest I can't afford it for myself ma toog ba jaxaw ba set julli ñaari raka ñaanal yàlla Abu and Fafa en billahi gëm naa ne yàlla dinañ nangu ñaan boobu noonu saros de dem billahi amuñ morom tey su ma demee ba di am quality videos Abu and Fafa la Thank you. Yeah, because xam nga ñoo jël seen giveaway stake ko xam nga mooy loolu
ba yàlla def ma win ko en nekkul ne man kese maa ko win de iPhone 15 boobu noonu wallahi mun naa wax ne like suma followers yëpp ñoo ko win suma team bi ñoo ko win gis nga ku toog ne kene mooy Sister Yama kene mun naa wax ne 3/4 bi yëpp si noonu la jógee moom moo win iPhone 15 bi kii moo dee toog dina motiver yow ñun gëj nañuy sudde xanaa duñ sut yaa ngi fukk si lii kese xanaa duñ def lii nii man ko loolu noonu rek daf la day jàppale kii exemple soo ma gisee man kenn suma media mu post vidéo nga ñàkkal ma fayda you understand waaye soo ñu gisee ma ak moom rek da nga dee lifin da nga dee waaw kon kenn ngay dem di kii mag mu la dee atal so da nga gis ne like she's older than me and ni ma nangul ñëw bi di sut ak man pour jàppale ma pour dem si she's a good woman, I swear. I think everybody needs a Sister Yama in their life to push you to wallahi. So she's a good woman. And no more business being. Wow. Yeah. Amazing. No more boutique being. Yama's person so. You know, visit ko. Sure, come and visit it. Bahla. She's a good woman. Sure. She's a hardworking woman. I swear to God. That's amazing. Yeah. So as a content creator as well, I know you are seeing a vision that you want to reach. You're on a mission and there's a vision. So where do you see your brand in few years to come? Not in few years to come, but in this 2025. Inshallah Rabbi. Wow. By the grace of Allah. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. This 2025. You will see difference. Yeah. You will see difference. Inshallah. Yeah. I don't want to say much. But in this 2025. You have something good cooking. Yeah. I have something. I have something big in the kitchen. Okay. Yeah. And all of you will witness it, inshallah, Rabbi. Just stay tuned and follow my page, Deliver Official. Sure. TikTok, Instagram, Facebook. Yeah. Thank you. The influencer space right now that you are excited about? Like, what is the new trend that is going on right now that you're really excited about? Like in this field? Yeah. Maybe I can say like posting luma excited or luma proud of right now. Because if you Japan, they are like because if collaborate, make together, and could make have them land morom. Wow. And now I will use this opportunity to thank a brother from another mother. Wow. Even si neke man mel tay su neke 100% like 75 bi yépp daf ko participate a lot si lu man suma carrière. Wow. Tay so dem bit 30 people ham deliver amal ni 28 bi yépp si side bobu la jigé. Wow. And that's the Yansu. Okay. Dafa use platform pour expose ma. Amazing. Ku baax ku set xol ku julite ku bugal nit kind hearted soul. Wow. Billahi wallahi ku baax la. Amazing. Ku baax la. That's amazing. So what you love to see is that TikTokers coming together and helping each other, especially young TikTokers, to actually boost them so that their contents can be known by almost everyone in the country. Man, like the only thing I have man will like dala. Yalla TikTokers it man niti jansu, even me. Sure. Mala lo hamne. Billahi tijan ku baax la, I swear to God ku baax la. Yalla ko yalla fay. Amen. Yalla dembe. Man, I will just pray for him. I swear to God. Yeah. Amen. If I participate a lot, Simon. Nila wax ni billahi nekkul na ma ngi tok jakarlo camera. Yalla rek motax may wax. Sure. I swear to God. Baax la. Amen. Okay, so Deliver, do you have any upcoming projects, ventures that you wouldn't mind sharing with us and your fans? Of course, yes. Like I'm about to open my YouTube channel. And suma ko open na man ngeen ñaan ngeen ñepp roast and subscribe ngeen xaar because ma ngi am lu bari Ramadan bi rek la ñu xaar and me working with Tijan so ñu am série bi daw ñi suñu Ramadan série bi and after this série tam ñu am yeneen projects yoo xam ne boobu tam seet boobu tam ñu ko wara lifin ñu ko wara do so there are lot of projects. Amazing things that are coming. Yeah. And I hope ne Gambians they will like it. Wow. Yeah, inshallah, by the grace of God.
Yeah. Okay, so guys, we are almost at the end of the interview. Okay, so what advice would you give to new upcoming influencers that are coming up? What advice would you have to give them? I'll tell them to keep up the momentum and know that slowly but surely. Slowly but surely. Yeah, nothing comes easy. Yeah, Like, sure. konte boo gisee si benn la njëkkee woon. man ngeen di gis yaa ngi noonu like su ma toogee ba gis koo xam ne mu ngi am 10,000 likes waxuma la 10,000 followers de 10,000 likes. dama ne de yee. Wow. muy toog mu ne hee boy kii jàmbaar la. how come kii mu dem am 10,000 likes yi nii yëpp. billahi wallahi tallahi man ma gis ma amaguma si TikTok 1 year. Wow. I swear to God. Wow. Ma amaguma si TikTok 1 year. Like I can see ne 9 months. Wow. But si 9 months bi nii dama si jàngee lu bari. So moo tax ma leen di advice képp koo xam ne yow like nga creating content and you wanna like da nga ko bëgg a def sa passion boy keep pushing. I swear to God slowly but surely. dem viral kenn moomu ko. TikTok app la ima ñun ñëpp ko bokk. képp koo xam ne yow gis nga ne lii mën nga si generate something my friend do it and know that like yàlla dina la si dimbale. si dañ wax ne lépp looy def rek boole si muhabbat ak si doxu bëgg ak dëggu moo lay may lu bari. waaw soo bëggee nga dëggu rek di nga ko am insha allahu rabbi. So you all keep pushing. Yeah, know that like by the grace of God time will come insha allahu rabbi. How important is it to you to stay authentic, like to stay true to yourself? And how important is it? And how important is that to you? Like I can say that man like dama nekk nit boo xam ne boo yi sax dañ ko wax man lu ma neex laa lay wax lépp loo xam ne seet naa ne lii nii war naa génne su ma génne bi su lu rafet. Yeah, I will tell it to you. Sure. No matter what. Yeah. So again, example like sa kawar bi di génn ma gis ne lii this is ungodly. Wala ana lii baaxul. mu réew sa bopp bi soo ko defee yàlla daf la si mbugal either nga like ko or not. I will tell it to you. Sure. Yeah. Man I'm straightforward. Loolu day gisee bi nii ba mu toogee create content rek wax dara nii comme mu jaaxal ñëpp. That's how I am. Sure. Wow. nga sooy wax like nga bañ ku la sikka doo wax dëgg nga bañ ku la mere doo wax dëgg. So loolu yëpp nga ko dee pack aside and tell the truth. No matter what. Tell the truth. Man noonu laa mel. Thank you very much. I'm that kind of person. So what closing remark do you have for everybody out there, your fans, anybody you want to shout out to, anybody you want to acknowledge? What closing remark do you have for us today? Shout out to all my fans out there. You know what? You know ma def ni ma mel tey. Ak mu munti mel ak mu munti tollu ba tey SS Media TV ñëw dina jël am interview yàlla ak yéen la. Lii yëpp gannaaw yàlla yéen la because tey su nekkoon ne dama dugal vidéo like bu leen comment share o ngeen follow ma maybe du aski fii nii yëpp su nekkoon ne dama dugal vidéo Gambie yëpp discourage ma du ma aski fii nii but yëpp yéen la tey yéen tax li yëpp am maa ngi leen di jërëjëfal bu baax all my followers and shout out to my team. Shout out to my team once again. Like, to be honest, these people, like, they participate a lot, or they are participating a lot in my career. Wow. To be honest, I'm a fight. Bena si sister yam. Nako wax once again, billahi jigen bu baax la, I swear to God. Bu baax la. And pare na pour té si suñ career bu baax ba. And shout out to all my boys. And shout out to my cameraman too. Shout out to my cameraman once again. Suma cameraman. So toge di suma videos yep quality video mu cool normal bul jappane man la de suma cameraman bi la. Mon tamit. Mo lay wax ne mën naa wax ne like moom mooy suma right hand. Nga ma min. Yeah. Ki su sañoon lu ma génna. On su sañoon kon lu ma génna. Wow. Su sañoon dama toog tëju full day. Su toogoon exemple like su toogoon mu toog mu gis maa ngi def loo xam ne lu négatif la. Daf day mer. Because ñoo gis ne yaa kii warta def lii nii. Su sañoon kenn du ma laal. Billahi wallahi. He's a true one. He's a true friend.
ku baax la ku cool la su ma toogoon tey exemple like mu war a jëlee 6 o'clock mu ne ko 5 o'clock dañu war a dem fii nii dañu war a am suti nii la neli daf ko faa bàyyi mu ñëw ñu dem nga loolu nit su la buggee rek moo la mën a defal loolu te comme koo xam ne man fu ma toll nii awma loo xam ne damaa équité man la mayee fay suma staff wala mayee fay suma team bi et monte boobu maa ngi leen amel monthly salary awma loolu fu ma toll nii ñoom seen bopp ñoo ma di gën a capte yee ñoom seen bopp ñoo ma di gën a capte man naa toog exemple nga gis ma maa ngi dox diwul nga sax waaye ko deliver ngay dox awma paas moo tax may nga noonu ñoom seen bopp ñoo ma di gën a capte ba loolu yëpp ñu ma téye ñaari loxo waaw gis nañ ne kii nii am na lu nekk si moom loo xam ne daf ko war a vomit aw pour Gambie yëpp bàyyi ko xel so moo tax ñu téye billahi amuñ morom saras to all my boys saras to all my niggas saras to all my G's out there you know what I mean like amuleen morom billahi walaay talaay saras to you all 100 and di gërëm ñëpp di gërëm jigéen bu mun góor jigéen bu baax ku cool hard working mu man sister Yama ku baax la billahi wallahi ku baax la billahi ku baax la waaw saras to ha maa ngi koy gërëm bu baax a baax ne ñu yéen ñëpp waaw di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne seen boobu la woon deliver ngeen ko doon am SS Media TV di leen wax ne ngeen follow ko like subscribe share waaw su leen seetaanee vidéo bi rek toog na waaye deliver nii naa ne SS Media maa ngi ko doon seetaan subscribe nga mën ko doole like and you'll follow my page Deliver official on TikTok, IG, and Facebook. Yeah, 100. Thank you very much, everyone, for staying with us. Join us next week at the same time. And thank you very much, Mr. Deliver, for honoring our invitation. Just as he mentioned, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. And also do follow Deliver on TikTok. Thank you very much, and goodbye.